léegi tuuti waaye nag surtout dafay yëngatu si wàllum social bi mbas mi tàmbalee ñoom am nañ ay xalaat yu ñu am ba pare jëmmal ko yoo xam ne tey moom la ñëw fii pour bokk ko ak askan wi Alioune Badara di la nuyu di la dalal la ziar. salaamaaleykum Tunkara maa ngi lay fay bu baax di kontaan trop si émission bi ñu ngi koy suivre bu baax a baax di gërëm Mami Lay Pikine di sant di gërëm di nuyu kilifa kër gi si kaw ba suuf di déwénal ñëpp waaw voilà comme ni nga ko waxee rek période bi comme ni nga ko waxee Mami Lay kooku sama wëllëre la sama féete la moom ak waa kër ga yëpp ak waa Pikine macha allah ñun ñëpp di leen ziar xale bu am jom vraiment moom it di yëngu si social aywa Alioune Badara Kébé yéen wax ñu Pro Family Social lan la waaw Pro Family association la boo xamante ni dañ ko créer ay ndaw ay doomu parce que pro moo ngi jógee ci football donc pro lañ ma doon woowee famille mooy lu ñuy bokkoo social nag moom dañu judd fekk fi donc association la bu tudd Pro Family Social boo xamante ni c'est à but humanitaire si social rek lay dox lépp loo xamante ni rek ñi ngi koy dajale wala di ko am dañuy xool nu ñu koy delloo ci askan wi. fan ngeen nekk yéen. ñi ngi nekk HLM Grand Yoff. ok am nañu siège bi ngi nekk ci HLM Grand Yoff ci wetu école Yacine Thiandoum fu ñu loger les anciens détenus parce que ñi génn kaso wala ñi nga xam dañu am ay problème en même temps tamit club de football la boo xamante ni joueurs yi fa lañ dëkk ak yooyu donc lu xaw a yaatu la daal. incha allah léegi si mbas mi. yan xalaat ngeen ci jëmmal. waaw mbas mi bi mu amee ba léegi xalaat yi ñu ci jël mooy xool nu ñuy jàppale doomu aadama yi donc tey bi virus bi ñu njëkkee déclaré ne ministère de la santé ak président de la république wax ni am na lu ñëw suñu réew parce que dañ ko daan gis ci yeneen i réew waaye ba mu duggee ci réew mi ba ñu décrété couvre-feu li ñu njëkk xalaat mooy balaa ñu xalaat daara yi waroon joxe nañu ay produits antiseptiques au niveau de Grand Yoff joxe ay masques joxe ay gel ak yooyu joxe ay savon ak yooyu ak dimbali nit ñi ci ay quelques denrées waaye bi couvre-feu amee li ñuy xalaat mooy xale taalibe yi daara yi ñi jàng alxuraan parce que ñun ay ndongol daara la ñu woon donc li ñu njëkk a def mooy confiner daara yi on a confiné 4 daara au niveau de Grand Yoff voilà ay daara yu nekk Arafat ak Cité Millionnaire xale yi toll ci 300 et quelques xale ñu confiné du ñu génn non dañ leen confiné pendant 45 jours maintenant donc chaque jour ñoo leen di yóbbul añ ak reer loolu xaalis bi fan ngeen ko jëlee xaalis bi ci ñun ñoo ko collecté ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci association bi man ak samay ñooñu footballeur ak ñoo xamante ni samay xarit lañu. ak ñoo xamante ni jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi ciy jàpp parce que ku xool ni 300 personnes ñetti mën a la ñuy teg par jour. ci siège bi ñooñu ay jigéen ñoo koy togg. loolu depuis 45 jours. depuis 45 jours ñu ngi koy def. weer ak genn wàll. weer ak genn wàll voilà ñu ngi koy def. yéen jàmbaar ngeen de. waaw moom vraiment xaaru leen si kenn xaaru leen si lenn. ay masque tamit dañ ko defar. waaw ay masque yu bëri d'ailleurs indi nañu ay masque sax yoo xamante ne après incha allah dañ leen koy may mi ngi si oto bi. pour may leen ko yéen waa 2S donc yu bëri masque yooyu yëpp bonne volonté yi ñoo ñu koy jox donc mun naa ni démb rek si guddi sama benn xarit Bouba Diawara may na ma 300 masques. donc les gens dañuy. yéen masques yi xale yi ne si daara yi. waaw xale yi nekk ci daara taalibe yi yëpp jox nañ leen masque ay masque même barki dëmb rek waa man mi di kër ñoom Alsaan bi ñu ñëwee accompagnement dama leen yóbbu ci daara yëpp ñu xool ñu ànd ñu joxe seen waaw Marmite du Cœur ñoom samay waa kër lañ Marmite du Cœur ak waa Cœur du Partage Mohamed Sarr vraiment xale yu am jom di yëngu si ça mais Alioune yow da nga doon football waay foo doon football naa France football naa Le Mans joué naa première division France joué naa Belgique joué naa Danemark mun naa ni football naa Arabie Saoudite Abu Dhabi. donc football naa ay pays yu bëri. léegi yow mosu ñu la jël équipe nationale de wala. joué naa Jeux olympiques yi joué naa Jeux africains yi Nigéria tout ça oui. mais loolu espoir la. waaw espoir bi waaw. mais équipe nationale A bi non A bi sélection 2007 laa amoon boobu mi ngi ma fekk en Belgique Moucron man ak ñoom Demba Ba mais Henri Casper Zak moo ñu yoroon. mais boobu j'étais blessé moo tax. nga gaañ mais après bon amoo woon. yow ban poste nga doon joué. attaquant laa doon joué. daa woon taal ay but. non si xam nga football moom comme li ñuy wax rek àdduna moom ku si nekk ak carrière bi la yàlla di defal
xëy na man yàlla moo def ni j'ai eu des ligaments croisés j'ai eu tellement de blessures oui am naa ligament croisé fracture du cheville voilà mun naa ni àdduna moom ku si nekk rek chemin bi la waaw jaar te gaañu moom bokk na si noonu professionnel noonu waaw mun naa ni moo tax sax ma arrêté sama carrière en 2014 parce que bi ma amee ligament croisé fajoo France médecin yi ñu ni ma da ngay arrêté sa carrière et que j'ai trouvé que ni comme amoon naa centre ubbi naa fi centre depuis 2008 def ko club léegi booy di fi jóge di dem ma ne xaaral ma def sama reconversion si lii. bon am na xale yu bëri yoo xam ni tey football bi yow li nga nekkoon dem ba nekk professionnel yitteel na leen lool. ñu gis leen ñuy entraîner di yéeg di dem ñenn ñi dem ay école de football ñenn ñi lu ne ñu si dugg pour nekk professionnel. mais nekk professionnel yombul. non nekk professionnel yombul. xale yi tey yow lan nga leen di wax day gént googu ñu nekk. li ma leen di wax mooy ñu boole kaak école. ak métier. parce que jàng boo ko deful regarde juste les générations de 2002 defe naa ñun ñëpp am na ñun ci xam ñoo xamante ne tey jii maanaam après leur carrière tey jii da nga leen di romb si mbedd mi c'est dommage mais que mënuñu def leneen parce que soo arrêté 35 ans sa carrière sportive après léegi yow qu'est-ce que tu vas faire après dans ta vie donc njàng nag jàngoo amoo métier parce que bëggoo ko def et que yàlla may na doomu aadama capacité mu mën a def plusieurs choses à la fois et je me dis que ni xale yi war nañu jàng ba pare boole ko ak seen football ndaxte sur 10 000 personnes 2 ou 3 qui vont réussir loolu néew na voilà donc mais loolu mooy force su Alioune système américain parce que foofu ñoom ñii sport léeg-léeg si université lañ koy jaara loolu ñoom loolu moo tax ñu am doole te ñoom soo amul ay moyens yu baax sax dootoo nekk ci si université bi soo dañ lay bàyyi si université bi yow dootoo fay ñu ne léegi dootoo fay njàng meeg lépp dinañ la ko fayal waaye foog nga am ay moyens yu baax ba pare sport bu baax parce que ñoom ñi ngi xalaat sa reconversion après sa carrière parce que carrière footballeur moom léeg-léeg 35 ans sax léegi bëri na léegi 30 ans gaa ñi ne la bon na nga am na yeneen ndaw 18 ans ñu bees ñu am yeneen technique ñu la gën a gaaw ñu la gën a ëpp doole léegi ñooñu dañuy ñëw romb la mais léegi football bi ñun ñëpp gis nañ fi mu toll ci àdduna bi tey day génne ay milliards ak yooyu ñun suñu réew yi bon boobu ba léegi ñu ngi sien di jéem am ay coupe d'Afrique mënuñu ko am ak yooyu lan moo ñu gàllankoor pour yow en tant que professionnel mun naa ne li ñu gàllankoor ba ñun mënuñu am coupe d'Afrique mooy déjà man je me dis que yàlla la certes mais tey il faut ñu professionnaliser déjà suñu kër. mais comment suñu kër nga wax suñu kër. kër gi mooy le championnat local. mais déjà professionnaliser ko léegi. non professionnel la rek mais professionnel bu fay ko fukki junni wala ñu toog ñeenti weer duñ la fay loolu du professionnel. foofu lañ tollagum. non xam nga loolu xam nga tey le sportif ku am problème di dugg ci terrain pour di def tàggat yaram du mën a nekk. waaw du mën a nekk psychologiquement doo nekk parce que man bi ma nekkee Sénégal xaw ma woon ni boo amee problème dentition boo demee Europe da ngay am ay problème musculaire man xaw ma woon ni tous les 2 semaines dañu war a jël sa deret xool lan ngay lekk ak lan ngay naan xaw ma woon ni lekk yàpp guddi baaxul xaw ma woon ni ay coca ay fanta ay boisson gaz baaxul yooyu boo dee professionnel doo ko laal doo ko laal te boo dee professionnel yow da nga war a maanaam lekk nit ci wàllu boppam doomu aadama ci boppam il faut mu lekk beaucoup de poisson le soir et que fii nii ñun duñ ko mën a xam donc milieu professionnel boobu professionnalisme boobu ñun Sénégal déjà ñun amuñu terrain naka la ñuy mën a rivaliser pays yi d'autres pays Afrique yoo xamante ni ñun mënuñu am na terrain quand même stade Léopold Senghor a nga fa stade Léopold Senghor gazon bi baaxul déedéet gazon bi kay keroog gars yi nañ ko mu mel ni toolu passage mënuñu te dëkk boo xamante ni amul tableau d'affichage ñax mi baaxul te ñun ñu am ay joueurs yoo xamante ni ñoom buñ ci dëkk yañu nekk di football terrain yu baax la ñuy entraîner di ko footballer mais est-ce que loolu tamit bon c'est vrai que ñi ngànk sport bi am nañ ci waar bu ñu war a bay mais professionnels yi seen bopp est-ce que waruñu ci bay waar tey ñu mel ni ñoom Sadio Mané ñu ngi leen dégg ci ñoom Idrissa Gana Gueye fu ne ñu ngi leen fi dégg ñooñu tey est-ce que waruñu ñëw rek ne bon ñun tey ñun ñooy defar gazon bi benn yoon dootuñu fi nekk di coow defe naa ne tey ji football bi rek la fédération rek li football parce que Sénégal tey mooy premier rang FIFA ci Afrique lu wér waaw léegi nag loolu nag li ñu am ci xaalis rek
mën na defar waxuma la mais mën na defar ay stade mais Alioune xam nga loolu lu tax ma ànd seeg yow man loolu dama ko yàgg toog fii si télé bi di ko wax. mooy 2002. nañ soree woon. dem bay quart de finale coupe du monde. mais Alioune li ñu si am. munoo ne. benn bar waaw wala benn brique. waaw teg nañ ko si. déedéet mais gisuma yow gis nga ko. kenn gisu ko. léegi ñun coupe du monde gii passé. milliards yu bëri lañ ci amaat. est-ce que gis nga ko si. déedéet amul ci football local bi amul si gisoo dara Demba Diop tëj nañ ko depuis presque 10 ans léegi. est-ce que. stade de Léopold Sédar Senghor te gazon nekk na loo xamante ni kenn bàyyatu ko léegi ay tapis la yoo xamante ni da nga koy jëndi ñëw lal ko lemmi lal bu subaa nga football. mënuñu ko jënd stade Lat Dior nag. mënul nekk bu Thiès xam nga tey tuuti na tuuti boo xamante ni maanaam toppatoo biñ ci war a toppatoo rek mën naa ne ñun départ am nañ départ. mais xam nga kii CAF dañ ñu baaloon mayoon ñu parce que stade bi xam nga homologué wul. waa CAF dañ ñu mayoon waaw ne ñu bon may nañ leen ba février xaw ma kii léegi est-ce que may boobu weesu na. may boobu weesu na yàgg na. te ba léegi ñun. ba léegi te ñun Sénégal xoolal dafa bëri ay kéemaan yu am suñu réew mi ñun yàlla rek moo ñu yor. parce que day xool ñun ñooy numéro 1. ci Afrique te amuñu stade. waaw loolu moom du kéemaan. raw Tunisie bi nga xamante ni joueurs yi dañuy football foofu ñu leen di fay ay 20 millions 30 millions. te ñun fii nit joueur mënul am 1 million par weer. lan 1 million. waaw non loolu fii xanaa kii gars yi yaa ngi wax ay 50 waaw 000 50 000 waaw te dir duñ leen ko fay te fii tu es professionnel tey boo amee statut professionnel ku la fayul sa salaire mën nga ko yóbbu ci yoon. mais fii joueur bi dina toog 6 mois kenn du ko fay bu demee. mais léegi yéen Alioune en tant que ancien professionnel. tey yéen lan yow mii lan ngeen def pour xaw a normaliser situation bi. li xaw a normaliser day commencer si suñu njiit yi parce que tey jii bool kenn du ko ñiit football bi am na ñoo xamante ne ñu ngi si yàgg nañ si trop. comme kan. il peut pas comme nos dirigeants qui sont dans le football il veut pas laisser la place aux jeunes. et que tamit Augustin Senghor nga bëgg wax. am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ci biir yàgg nañu man dama am club de football. tey mënoon naa def comme sama morom yi jël sama xaalis investir ko si leneen mais dama ko delloo ci football ba tey am na xale yoo xamante ne ñu ngi fiy jugee di signer contrat bay jouer équipe A bi nga xam man joué ma ko man joué ma équipe A mais tey formé naa ko jouer équipe A. kan comme Mamadou Loum Ndiaye mi ngi jouer FC Porto. yaa ko formé waaw HLM Grand Yoff la jóge et tant d'autres mun naa ni mois de février mars bi y a 3 joueurs qui sont partis en France. kon yow agent de joueur nga tamit. non je suis propriétaire de club je suis pas agent mais comme yàlla def na football naa fa équipe yi xam nañ ma crédibilité boobu day tax ne ñoom lu ñu soxla dañ may laaj. et c'est un centre gratuit qui n'est pas payant. léegi mais joueurs yi bu leen ñooñu recruter. yow seen club ñooñu dañ leen di fay. waaw non joueurs yi équipe bi comme man les partenaires et les clubs que je connais dañ naan ma soxla naa tel profil. est-ce que am nga profil bii ou bii su ma ko amul ma wutal la ko ma ne am naa ma yónnee passeport bi su ma yónnee ñoom ñu defar invitation bi le jour il va aller à l'ambassade déposer le visa après il va aller def ay tests de détection. mais bu ñu leen recruter laa wax. yow sa club. waaw bu ñu leen recruter après club bi dafa war a am indemnité de formation. club bi ko formé waaye tey jii ku ne xam na ni le marché africain les clubs africains ou l'africain même se respecte pas moo tax tey jii ñoom bu ñu demee jëli sud-américain bi dañuy fay xaalis bu bëri ay millions d'euros tey bu ñu ñëwee Sénégal jël joueur mën na la bañ a jox sax 10 millions. yow tey indemnité de formation bi ñu joxe sa club. waaw par joueur ñaata la. tey jii indemnité de formation si un club professionnel war na mën a nekk 80 millions war na mais tey duñ la ko jox da ngay obligé yow nga renoncer sa ay droits pour bàyyi booy bi signé parce que soo ko defal xale bi da nga koy téyewaat Sénégal mu toog te soutien de famille la pression famille boobu ñuy ñëw ci yow te tubaab bi du la ko fay te xam na ni di nga bàyyi xale bi parce que tey jii da lay signer ay clause ni la wala à la revente du gauche je te donne 30% à 20% et que te sénégalais dafa gaaw suur xale yi bés bu ñu jógee fii ba signé benn contrat rek après ñoom du ñu sax jéem a xool comme les Samuel Eto'o et les Drogba ñi nga wala Messi wala Cristiano Ronaldo ñi nga xamante ne ñoom football tuñu pour xaalis mais dañuy football pour des titres looloo tax seen concurrence mu mën a rude mais joueur africain dafa gaaw suur day signé benn contrat rek yaakaar ne pare na. mais tey xam nga FIFA. FIFA ñoo daganal ne. club yooyu yi nekk Europe. suñu recruter ay joueurs fii dañuy fay indemnité de formation. yow léegi. am nga sañ-sañu dem FIFA nga wax leen nga porter plainte club boobu ay Porto. waaw pour ñoom ñu fay la say indemnité. man Porto ba léegi fayuma. ñaata joueurs pour Loum Ndiaye. c'est plus de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. ouais.
ah loolu mooy ay 4 milliards nangam say. waaw lu ko Porto jëlee si Braga bi muy dem Braga sax kenn fayu ma sama xaalis. waaw léegi yow lan nga def pour ñu fay la. li ngay def pour ñu fay la mooy nga jël kayit yi yóbbu ko prendre un avocat et yóbbu. def nga loolu. waaw j'ai un avocat qui est en France qui est à Lille. mu ngi koy toppatoo donc qui s'occupe du dossier. waaw Porto lu tax ñu ne duñu fay. xam nga tey lobby bi parce que tey jii lobby bi parce que booy bi wakaam la jaaree dem. tey gis nga football bi yow soo waxee rek ñu ne la déedéet bul def loolu wala xoole si yàlla wala bàyyi kii la carrière Sénégal da ngay former sa joueur ba mu war a dem keneen jaar si suuf jël joueur bi changé kayitam sax bu ko neexee yóbbu joueur bi jaar def nañ la ko yow. waaw def nañ ma ko kay. si ban joueur. On me l'a fait sur Youssouf Bangoura, on me l'a fait sur gars yi wër la ndombo noonu. jël sa joueur yóbbu ko. jël sa joueur yóbbu. changé ay kayitam. Mamadou Loum Ndiaye bi muy jógee HLM Grand Yoff di dem Wakam. ñu koy jaay Braga ba léegi nii du gisuma couleur xaalis. boobu en ce moment je joue au Danemark parce que 2012 bi ñu jugee ñoom 2015 bi bu ñu jugee parce que boobu mi ngi fa woon ak Mohamed Sané sama joueur centre bi la woon tamit boo xamante ni maa ko yóbbu woon mu signé à Dijon mais c'est ça que les clubs ils te font mais léegi yow mii am nga carrière bu riche diggante France Danemark dem nga Arabie Saoudite ak yooyu si sa carrière yëpp ñaata xaalis nga si am. non xaalis bi mënoo ko xam nga tey man sa salaire bi gën a mag bi nga doon am ñaata la. man sama salaire musul fekkante. lu tax. lu ma am dama koy def dimbale doomu aadama yi. non mais booy signé contrat. waaw dinañ la wax salaire nangam lañ lay fay. waaw léegi si contrat yooyu nga signé. si ban club nga am salaire bi gën a kawe. sama salaire bi gën a kawe maa ngi ko am Belgique. si fan. Moucron première division Belgique. boobu ñaata la woon weer wu ne. xëy na salaire bi moom du ma ko mën a wax quoi mais bëri na de. mais loolu am lu ñu si nëbb yow tamit. waaw bëri na non du ma ko mën a wax mais bëri na. mais lu tax mënoo ko wax. parce que je me dis que nii je dois pas le dire rek. c'est quelque chose que j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire des chiffres mais li ma mën a wax rek mooy maanaam mën naa ni suñu ay prime de match rek doon na dépasser ay 20 millions wala 30 millions. benn match. waaw non prime de match ça dépend parce que mën nga am benn match rek 40 000 euros ça dépend. 40 000 fekk si ça dépend sa performance. waaw parce que prime yi day yokk. day commencer 6 000 euros. après boo gagné beneen match bi mu dem 12 000 euros après mu dem nii. prime individuelle. non c'est un prime collectif prime individuelle yi nag loolu boobu si clause de contrat bi la loolu yaa koy waxtaan ak équipe bi donc je pense que bi ma nekkee en Belgique man maa ëppoon salaire foofu. si club bi waaw. club boobu Macron dañu wàccoon ñoom. non première division lañu nekkoon mais après des années après ñoom la ñu wàcc parce que c'est un espagnol benn espagnol bu jóge woon Valence moo jëndoon club bi. et que par la suite xam nga football moom dafa bëri business ci biir. donc moom bi muy wàcc boobu man dellu naa France ba dem Danemark. mais yow sa xaalis yàqoo ko. non man mun naa ni sama xaalis comme je viens de te dire rek xam nga tey ku ubbi centre 2008 2011 mu nekk club nga tuddee ko HM Grand Yoff mu nekk dans le championnat national tournoi bu ñu mujjee teg en mois de janvier muy coupe Ousmane Tanor Dieng sur le territoire national ñun ñoo ko jël. daaw nekk quart de finaliste coupe du Sénégal senior maanaam yóbbu une 50aine de jours en Europe ñooñu tey di fayeku salaire bay dimbali si ay ñeneen mun naa ni sama xaalis yàqu ma ko. non yow yaa ngi wax ay performance nii. non là je te parle de l'investissement parce que dans le football quand tu investis plus de 500 millions dans le football c'est un investissement. waaw mais est-ce que am na retour buy tax yow tey ñu ne yow faytoo si football. non man faytuma parce que comme ni ma lay wax ni tey am nga njaboot am nga kër yaa ngi sama investissement li ëpp man ci football laa ko def mais tey faytuma parce que tey ay doomu sénégalais ñi ngi fiy jógee di signer ay contrat di am ay xaalis. d'accord mais loolu mun nañu wax performance la parce que wax nga ko sànq am na ñoo xam ni bokkoon nañ génération 2002 tey boo leen rombee amuñu lu ñuy def wala nga yërëm leen. beneen affaire. loolu maanaam ndogalu yàlla la nattu suñu borom la. non xam nga. parce que ñoom seen xaalis. non Alioune. boo amee dërëm. waaw. maanaam di yaataa yimbe. ak di samba alaar. nit ñi dañ la koy lekkal. loolu moom bul sax sonn loolu benn la. ñaareel bi mooy. sànq yaa ngi naan ndogal la. mais ndogal loo gis. loxol borom ak ca. waaw loolu dëgg la tamit. loolu moom yow sànq da nga wax lu am solo Alioune. mooy. football. ak sport. tey mën na la jural ay milliards. waaye su fekkee jàng. ak métier amu si. soo moytul xaalis su ñëwee. soo ko téewul ak xam-xam.
ak dugal ko fi nga ko dugal xaalis day naawaat de. xam nga xaalis Tunkara ku ne mën na ko am mais savoir du ku nekk ko mën a am. waaw mais léegi. donc loolu moo tax. d'accord mais tey ki am métier. mais savoir da nga koy jënd Alioune moom waaw. man mën naa bañ a jàng. am ay milliards. ma dem jël ñoo xam ne. xam nañ nan dañuy gérer milliards. parce que man mënu ma ko. man dama doon football noonu si koñ bi. bopp koñ terrain kii alakbar nangam sangam. ba xëy ñu dem fële Liverpool wala xaw ma Paris Saint-Germain nangam sax am ay milliards. mais mënu ma ko gérer. dëgg la naa woo ñu ma ko gérer. ma fay leen. dëgg la te ñu bëri noonu lañ def de. dëgg la te gis naa benn étude xaw ma ndegam mos nga ko gis même tey championnat bi bi ëpp xaalis ci àdduna. muy Premier League. bu Angleterre. oui boo xoolee joueurs yi. boo jëlee juróom. boo moytul ñaar ñi après dañuy fayit. waaw parce que seen niveau de vie la. waaw niveau de vie dafa am. mais tamit xaalis ni nga koy gérer dafa am. waaw dëgg la parce que am na ñoo xam ne par exemple na nga jël ay Ngolo Kanté yooyu. ñoom duñ fayit parce que ñoom dugguñu ci ay. dafa doylu. moom dafa doylu naka su dul noonu otoom benn Fiatam lay dawal. doo ko dégg nangam sangam. dafa doylu waaw. yàqul. il vit discrètement jàpp ñaamuram. vivons heureux vivons cachés. léegi nag bon gaa ñi bling bling bi ak xam nga maa ngi nii jàppal bàyyil yor kii. waaw boo matul xaalis bi day ni mu ñëwee. te foofu te alcool bi ak sangara bi dafa nekk loo xamante ni taf-taf ak la belle vie. waaw ak xaalis bu yomb. xale jigéen yi xale jigéen yi taf-taf. su la yàlla dimbaliwul dëgg. waaw da ngay. yow piège yooyu yow daanu woo si woon. non parce que tey comme ni nga wax rek man dama am chance alxuraan njëkk sama dënn. alhamdulilah ma nekk ndongol daara. ba pare ma sante ko samay waajuran rawatina sama yaay. kon yow football nga dem nga ay Europe kii musoo naan sàngara. non musoo dem si ay jigéen man ba léegi nii ataaya sax du ma ko naan. waaw man dama am en fait. lépp loo xamante ni daal bu ko nit defee mën dafa tàggoog sagom parce que j'ai déjà vu j'ai fréquenté man dama bëgg contrôler sama self. est-ce que loolu dafa am solo bon Alioune dénkaane bi ngay jeexalee lan la. dénkaane bi may jeexalee xanaa di sant di gërëm di gërëm vraiment di kontaan ci invitation bi di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm sax. amiin di wax ñi nga xamante ni yàlla jox na leen alalu àdduna. yàlla jox na leen teraanga ñuy gestu ñuy néew doole di leen dimbali te yàlla tax parce que tey àdduna loo am fi nga koy bàyyi kuy ñëw doo indi dara booy ñibbi doo yóbbu dara te boo xoolee nit dina am tey bu subaa du am wala nit wér suba mu feebar ak pandémie bi lii mu am ba nga xamante ni ñi am sax dañuy obligé jàppale ñi amul parce que tey ku soo wéree te sa morom wérul mooy wérugoo ba léegi donc li may dénku rek mooy ñu gën a ragal yàlla gën a jàppale di dimbalante te yàlla tax te ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk suñu réew mi ñi nga xamante ni yàlla daf ñu leen dénk ñoom ñu gën ñu yërëm jàpp ñu comme seen njabootu bopp di ñu yërëm di ñu gestu di xam ni maanaam dénkaane suñu borom rek la te bu ëllëgee dañuy am ay comptes yu ñu rendre di ñaan yàlla feebar bi yàlla na fi jóge fépp ci àdduna bi te mu nekk leçon boo xamante ni àdduna bi daf ciy tirer pour enfin le monde ñu mën a s'unir faire un. est-ce que Alioune Badara Kébé wax na fii lu am solo mbooloo mooy doole doomu aadama yi ñoom ñëpp ñoo bokk am na fenn fu ñu bokkee ngay tubaab nit ku zone wala nit ku xonq wala nit ku ñuul ñun ñëpp ay doomu aadama lañ te feebar bi wane na ko ne doomu aadama dañu war di jàppalante di xàccandoo di dóorandoo ngir mën a jëm kanam delloo ko njukkal moom ak Mami Lay sama féete fële ca Pikine vraiment ñu am jom di wane ne que toog di xaar ak di jàmbat ak di jooy ak jooyantu loolu moom fajul dara léeg-léeg liy faj rek moom mooy yow nga am xalaat yemoo ci xalaat bi de ba pare nag nga jëmmal ko ak lu mu tuuti lu mu néew nga tàmmalee dara lu ne ak ku ne mën na la cee fekk waaye léeg-léeg liy xaw a néew doole rek mooy toog di xaar ak di jàmbat di joxoñ kii moo ma def lii kii nangam sangam kii sangam te yow nga am ay xalaat ak ay pexe yoo xam ni mën nga leen jëmmal ñaar yooyu xalaat ak pexe yooyu mën na yóbbu doomu aadama fu ne ñooñu lañ fi dalal ñoo xam dañu am xalaat jëmmal ko xalaat pexeel ko ñooñu lañ fiy dalal ñu ñëw bokk ko ak askan yi dañuy delloo njukkal sunu